ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy wax ci activiste bii di Guy Marius Sagna bi nga xamante ne nii jamono ji ñi ngi ko teg loxo depuis ay fan mais laataa ñuy ñëw ci fond vidéo bi dañ leen di recommander ngeen suivre intervention bii nii laataa ñuy entrer dans le vif du sujet. Sagna yow tu es tout le temps au front sénégalais yi lay seetaan xam naa peut-être du ñàkk ñu posé wu la question lan mooy sa secteur d'activité. man travailleur social la ma nekk agent état nekk plus précisément agent ministère de la santé et de l'action sociale. parce que xeex état chaque fois. pas xeex état chaque fois damay joxe benn misaal justement yaa ngi may wax sama secteur d'activité travailleur social la di liggéeyal ministère de la santé. 2013 maa ngi doon liggéey hôpital régional bu Sédhiou hôpital régional Sédhiou nekkoon hôpital bu bees am benn directeur mais fekkuma ko fa mu am deuxième directeur ma def fa ay 6 mois genre yooyu ma xool hôpital bi nu muy doxee ma def benn rapport wane naka le premier directeur ak deuxième directeur bi di lekkee hôpital bi di sàccee mi xaalisu hôpital bi. ma defar rapport wax ko directeur bi ne ko directeur yaa ngi jël carburant bi di ko may ay kilifa diine di ko may ay gouverneur te waa Sédhiou amuñu sax xaalis bu ñu jëndee ticket hôpital waa Sédhiou amuñu sax xaalis pour fay évacuation de Sédhiou à Kolda ou de Sédhiou à Ziguinchor mais kii rapport baa ngi nii lii la yoon wax na dak ci jàmm ak salaam kenn yëgul bal tàkkul directeur bi faale wu ma mu continuer ma woote conférence de presse sama rapport avec des chiffres et tout ma publier ko. bi mu amee man maa nekkoon responsable des ressources humaines hôpital régional de Sédhiou mu jëlee ma fa ma nekk simple travailleur social donc sama réew sama askan moo tax may ñàkk ay avantages ak ay privilèges parce que mënoon naa def nit ñëpp wala ñu bëri mais xam nga lan la grawul quoi bàyyi ma toog noppi c'est pas grave lii kenn du si dem aljana benn ñaareel bi le plus grave parce que foofu laa bëggoon ñëw si Eva Marie Coll Seck ministre de la santé et de l'action sociale jëlee ma hôpital régional Sédhiou affecté ma 3 fois en 1 mois ci gouvernement boo xam ne da ngay naan gestion sobre et vertueuse kenn joxuma demande d'explication kenn yóbbuma conseil de discipline parce que j'avais fait un rapport jox naa ko ministère loolu mooy sama secteur d'activité. alors depuis lors ñu affecté ma ci bâtiment boo xam ne amul ndox amul courant bâtiment bi ça a été déclaré par les services de l'urbanisme bâtiment menaçant de ruine. voilà en fait kuy bañ Sénégal te bañoo te sa njëriñ tax lii mooy sa sort maanaam dañ lay mettre li ngeen di dégg on te met au frigo. donc aw ma avantage aw ma dara aw ma may ci bâtiment boo xam ne même bu ma safee saw damay génn ci dëkkandoo yi maanaam ci kër yi ne leen dama saf saw voilà en fait ce qu'il coûte aujourd'hui au Sénégal de dire bés bu nekk Sénégal am na ñeenti jigéen qui meurent d'une grossesse ou des suites d'une grossesse naka ngeen mu ne saax-saaxee xaalisu hôpital mais xaalisu état parce que amuñu sage-femme yu doy amuñu gynécologue yu doy voilà en fait xeex bi ngay naan lan mooy sama secteur d'activité ñu ngi lay gis kaso saay su nekk lii mooy suñu xeex sama njëriñu bopp bu doon sama njëriñu bopp ma dem APR. donc yéen a ko déggandoo li tax nag ñu dégtal leen vidéo bi dafa bari ci ay sénégalais yoo xamante ne nii bu ñu gisee ay jëmm yu mel ni Guy Marius Sagna dañ leen di jàppee comme ay nit yoo xamante ne nii amuñu dara lu ñu def tekkiwuñ dara ay nit yu taxawaalu am jot dem ba xamatul lu ñuy def nag dugg ci li nga xamante ne nii mooy activisme. moo tax ñu proposer leen vidéo bi en tant qu'introduction pour wal leen ni am na ay sénégalais patriotes Sénégal jaral leen ñu ñàkk ay privilèges ci ministère ak yeneen organisation te ñu bari ñi leen di critiquer jàpp ni ay nit yu amul xëy lañ dañuy taxawaalu kum ci doonoon yow doo ko def maanaam risques yi ñuy jël ñu ci mel ni Guy Marius Sagna parce que am na sénégalais yoo xamante ni li leen intéressé wala li leen boole ci réew mooy liggéey daan seen doole am seen salaire jafe-jafe yi nga xamante ni askan wi ñi ngi koy jànkonteel seen yoon nekku si ci beneen côté nag mu am ay sénégalais yoo xamante ne nii ay exception la yu ci mel ni Guy Marius Sagna agent au ministère de la santé la mais le fait que mu doon dénoncer yenn mbir yi nga xamante ne nii mooy xew ci secteur boobee ak yeneen secteur tax ñu sanctionné ko lu bari yoon ci domaine bi muy yëngu donc yoon la ñu xamal sénégalais yi mooy kan laataa ñu ñëw ci arrestation bi nga xamante ni def nañ ko ak conditions yi ñu ko tëjee kaso violer ay droit am empêché ko mu wax ak ñi nga xamante ni ñooy ay mbokkam comme si que nit ku tekkiwul dara la wala koo xamante ne nii dafay représenter li nga xamante ni mooy danger ci biir réew bii di Sénégal alors que demeewul noonu patriote la boo xamante ni day xeex ngir réewam ci dëkk di ko tooñ
la ñuy def parce que à chaque fois Guy Marius Sagna bu participer ci ay manifestations policiers yi moom rek la ñuy wër ci mbooloo mi pour jàpp ko donc dafa nekk cible moo tax vidéo bii nii dañ koy def pour ñaawlu li nga xamante ni Guy Marius Sagna mi ngi koy dund gannaaw bi nga xamante ni teg nañ ko loxo te dañu bëgg ñëpp partager vidéo bi ngir ñu libérer Guy Marius Sagna parce que mérité wul lii. tout d'abord dañuy wax ci arrestation wu Guy Marius Sagna bi nga xamante ni nii am na ci bés yi ñu weesu li ñu mënta comprendre ci arrestation boobu noonu muy teg bi ñu ko teg loxo mooy moment bi ñu koy jàpp di ko yóbbu gendarmerie kenn xamul woon lan lañ koy toppee maanaam waxuñu ko Guy Marius Sagna yow lii leen lay tuumaal lii moo tax ñu jàpp la dañ koo téye dugal ko ci kaso bi même instant boobu noonu avocat mi xamuñu woon lan moo xew loolu benn précision la bu ñuy def. li leer mooy avant ñu koy teg loxo moom Guy Marius Sagna defoon na ab publication ci compte Facebook am premier post bi concerné génn àdduna Ousmane Tanor Dieng mu doon wax ci publication boobu moom ngeen di gis ni mourir dans un hôpital de l'ancienne puissance coloniale alors qu'ils ont eu le temps pendant 59 ans de doter ce pays de structures hospitalières dignes de ce nom maanaam ci bile poste Guy Marius Sagna di xam ne ni jiite réew mi lu toll ci juróom fukki at ak juróom-ñeent maanaam 59 ans te diir boobee yépp mënuñu tabax ay hôpitaux yoo xamante ni nii jaar na yoon maanaam yu baax loolu sabab Ousmane Tanor Dieng génnee àdduna France muy dëkk bi nga xamante ni moo ñu colonisé woon mais ci yooyee kàddu li ñuy laaj mooy dëgg la wala déet dëgg gu wér péng la tey parti socialiste ak nguur yi nga xamante ni ñoo fi jaar boo dajalee loolee lépp mu nekk juróom fukki at ak juróom-ñeent ñu am ko indépendance parti socialiste nag am ci part bu rëy parce que ñoom 1960 ba 2000 ñi ngi fi te diir boobee yépp parti socialiste ak képp ku si mës a bokk lan nga defal réewum Sénégal dara tàmbalee ko ci Senghor yegsi ci Abdou Diouf ba ci Ousmane Tanor Dieng bi génn àdduna kan moo mën a yëkkati sa loxo ci Sénégalais yi ne lii lañ def ci biir réew mi du ay hôpital yu baax du ay yoon yu jaar yoon du ay université lépp lu fi nekkoon avant Abdoulaye Wade di jot ci nguur tubaab yee ko fi def ñoo ko fi tabax moo tax waxoon nañ ci benn vidéo que Abdoulaye Wade même bu fekkee ni def na ay njuumte yu bari ci nguuram mais li mu fi def entre l'an 2000 ak 2012 bu ko socialiste yi defoon diggante 1960 ba l'an 2000 Sénégal tey dépassé na niveau bii nii mais tous defuñu ko fi donc bu ñu bàyyi ba kenn ci ñoom génn àdduna ñu bëgg leen wutal way woo xamante ni nii amul bëgg leen présenter comme ay nit yoo xamante ni nii liggéey nañ dara ci réew mi alors que defuñu fi dara ku leen di ñaanal nag nga ñaanal leen suñu borom yërëm leen xaar leen àjjana mais bu leen sosal wala di leen wutal way wu rafet te liggéeyuñ ko ci biir réew mi. ci même jour bi Guy Marius Sagna defaat beneen publication di xamle que ni Mohamed Boun Abdallah Dionne moom it dem na faju ji bitim réew mu yokk ci ne pauvres sénégalais yi ñoom ñoo ciy dee parce que amuñu ay fonds politique amuñu ay fonds institutionnels yoo xamante ne ni moo leen di may ñu dem bitim réew fajoo fa. et pourtant peuple boobu noonu moo xeex pour que sénégalais yi moo xam Boun Abdallah Dionne wala Ousmane Tanor Dieng wala beneen sénégalais mën di fajoo ci biir réew mi ci conditions yu baax maanaam ñoom loolu moo nekkoon seen xeex mais ci biir publication tamit lan moo ci nekk lu choquant wala loo xamante ni manque de respect la. Guy Marius Sagna deful lu dul wax ci kaw li ñu bari di lëñ bët ak ruumandaat ci suuf. tey Sénégal bokk na ci dëkk africain yi nga xamante ni nii ñoo yor meilleure formation maanaam formation yi gën a baax ci wàllu médecine demal tey faculté des médecines bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar di nga fa gis bépp nationalité ay nit yu jigee seen réew ñëw fii pour former wu ci biir Sénégal c'est-à-dire que expertise bi am na suñu réew suñu médecins yi bokk nañ ci ñi gën a xarañ bépp xeetu branche médecine boo ko jëlee Sénégalais yi dañ ci am ay compétences mais bu fekkee ni dañ la former bu baax mais amul plateau médical boo xamante ni moo lay permettre nga def sa métier comme ni mu waree problème day am te loolu lépp responsabilité état bi la parce que ñoom xamuñu lan mooy priorité seen yoon newul ci wér-gu-yaramu population bi parce que instant bi ñuy wax ak yéen xaatim nañ ay partenariat ak ay hôpitaux étrangers ay hôpitaux yu nekk bitim réew loolee tax ku ci feebar ci ñoom da ngay dem bitim réew fajoo fa loolu la Guy Marius Sagna déploré ci poste bi mu defoon te loolu dëgg la boo xamante ni amul benn mbindeef bu ko mën a dindi. léegi nag gannaaw ba mu fësalee kàddu yooyu ñeenti élément wu section de recherche bu gendarmerie ñëw jël si ko jëppal fa lañ ko jàppee te moment bi ñu koy jàpp amul benn motif boo xamante ne nii wax nañ ko ne moo tax ñu teg la loxo alors que loolu du yoon dañu violer li nga xamante ni mooy ay droit am parce que buñ lay teg loxo war nañ la wax yan fee lañ la jàppee ak lan la lay toppee mais Guy Marius Sagna waxuñu ko dara dañ ko jàpp yóbbu ko gendarmerie.
vendredi 19 juillet ci atum 2019 bi ñu ne Guy Marius Sagna ñu placé ko mandat de dépôt ndax lan fausse alerte maanaam dañu xaar ñetti fan gannaaw bañ ko tegee loxo pour wax lan lañ koy toppee. effectivement collectif FRAPP ak France Dégage bi nga xamante ni Guy Marius Sagna fa la bokk defoon nañ ab communiqué di wax ci communiqué boobu noonu ne France ñi ngi waajal ay mbir ay xeetu attaque ci réew mii di Sénégal. ñu junju présence su doomu France yi fi nekk en tant que ay militaire comme ni mu amee ci yeneen réew yi nga xamante ne nii par la suite nemmeeku nañ fa ay attaques d'ailleurs sax jëloon nañ exemple Mali bi te lépp France moo ko tëgg moo ko complot. collectif bi accusé France ne dañuy préparer Sénégalais yi psychologiquement pour que ëllëg attaque bu amee mu mel ni ab aboutissement wu loo xamante ne nii waajal nañ ko depuis lu yàgg. mais ñun li ñu jaaxal mooy ci communiqué boobu noonu gisuñu si Guy Marius Sagna moo ko signé maanaam moom signé wul. mais ci communiqué bi dañ ci def signé FRAPP France Dégage maanaam collectif bi yëpp est-ce que comprendre ngeen maanaam communiqué bi nga xamante ni nee nañ moom la ñu toppee Guy Marius Sagna moom Guy Marius turam nekk ci mais collectif bi nga xam ne dafa ëmb ay nit ñoo dajaloo bind FRAPP France Dégage. léegi nag li ñu mënta comprendre mooy naka la ay nit di dajaloo bind seen communiqué wax ci ab mbir finalement ñu tànn ci kenn kese pour tëj ko kaso. bu fekkee ni enquête kese moo leen tax a jóg ci communiqué boobu noonu dañu waroon convoquer bépp leader bu bokk ci FRAPP France Dégage pour am ay informations yu gën a wér. ñaareelu mbir bi mooy wax nañ sànq que ni dañu bàyyi ay fan gannaaw bañ ko tegee loxo pour wax la lañ koy toppee te loolu li muy nduru mooy dañ ko teg loxo ba pare di wër nag lan la ñuy teg ci ndondam. parce que biñ koy téye question yi ñu ko njëkk a laaj mooy ci publication yi nga xamante ni defoon na ko ci génn àdduna Ousmane Tanor Dieng ak Mohamed Boun Abdallah Dionne bi nga xamante ni dafa dem faju ji biir réew. mais xam nañ ni publication yooyu noonu mënuñu ko ci tëj mënuñu ko ci toppee dara parce que saagawul kenn waxul ay mbir yoo xamante ni du dëgg te manqué wul respect kenn ci ñi nga xamante ni ñoom lañ cité muy Ousmane Tanor Dieng bi nga xam ne dafa génn àdduna ak Mohamed Boun Abdallah Dionne bi nga xam ne dafa feebar dem bitim réew faju fa. amul dara luñ ko mënoon toppee foofu finalement nag ñu jël communiqué bi nga xamante ni FRAPP France Dégage collectif bi def na ko ne nag loolu lañ koy toppee te communiqué boobu noonu. wax nañ ko sànq turam nekk ko ci membre la comme ñeneen nit ñi nekkee membre ci biir boobee collectif. donc am na ci xaj ak seen maanaam li ñu ko jàppee mooy ab cible maanaam dañu ciblé Guy Marius Sagna rek ne xaaral waa ji moom foog ñu teg ko loxo tëj làmmiñam mu bañ a waxati. léegi nag dossier mi ngi ci yoon mënuñ ci avancer parce que information yi kese lañ ci amagum mais juste apporter ko li nga xamante ni mooy suñu soutien en tant que patriote. parce que mérité wul lii Guy Marius Sagna méritowul traitement bii nga xamante ni ñu ngi koy jagleel. nit koo xamante ne nii sàccoo rayoo nit comploté woo contre sa réew nekkoo ab menace pour li nga xamante ni mooy jàmmi Sénégal seulement que da ngay liggéey ngir sa réew ak anam yi ñu ko gérer di ñaawlu njuuj njaaj ak guerre ak càcc gi nga xamante ni ña nga ko fay def doon ab activiste buy combattre yooyu di défendre li nga xam ne mooy intérêt Sénégal ñu jël la tëj ci kaso bi. alors que doo nit ku bon defoo lépp loo xamante ni day yéefit na ci biir réew mi donc nañu bàyyi doomu jàmbur bi mu ñibbi ñi ñu war a jàpp xam nañ leen ñi nga xamante ni ñoo sàcc milliards sénégalais yi ci direction yi ci ministères yi sàcc yoo xamante ni ay rapport moo ko prouvé ay organes yu fiable def ko ay OFNAC IGE def ay rapport épinglé ay ministre ak ay directeurs comme ay Mame Mbaye Niang ay Cheikh Oumar Anne ak ay yeneen nit ñu épinglé leen te ba léegi dara fekku leen si ñooñu la ñu war a dem jàpp ay nit yoo xamante ni nii dañ leen corrompre pour que ñu lewal alalu pétrole sénégalais yu ci mel ni Aliou Sall te ñooñu seen cas ay enquête moo ko prouvé liste bi gudd na am na ci ay nit yu bari yoo xamante ne nii ñi ngi ci biir nguur gi te ba léegi plainte sax recevoiruñ ko pour ñu leeral ci li nga xamante ni moom la leen tuumaal ci ay rapport ay enquête donc jëmm yooyee la ñu waroon teg loxo parce que ñoom ñoo war seen askan alalu mbooloo la ñu sàcc te war ko fay nag donc bu ñu amee ñu jàpp nañu jàpp nit ñooñee te bàyyi Guy Marius Sagna mu ñibbi ci ay njabootam topp ay activité am wóyal nag engagement bi nga xamante ni am na ko biir Sénégal. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu jagleel leen ko activiste bii di Guy Marius Sagna ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.